fii léegi ñuy tàmbale ñu fàttali ne sababu jotaay wi du dara lu dul ku ne xam na ni ñu ngi ci xeexu mbas mi la lutte contre la Covid-19 fii léegi ci kanam incha allahu rabbi rek moom mu war cee amal ab message gu am solo woo xam ne incha allahu rabbi dana jëm ci ay mesures yi ñu jël ndax mbas mi deuxième vague bi ca lañ toll te ñëw naag doole ba ay gàllankoor yu bari ñu ngi ciy am ba tax na ci kanam incha allahu rabbi dina ci àddu def ci déclaration ci mesures yooyu nga xamante ni jël nañ ko ngir xeex mbas mi waaye ku ne xam na ni bu ko defee rek dafa def li xew barki démb rek ca Touba moom xalif général des Mourides Serigne Mouhamadul Mountakha Bassirou ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ku ne xam na ni dogal yi mu jël message gu am solo googu mu jàllale ngir nu ñuy mën a xeexee mbas mi ku ne xam na ni bi feebar bi yegsee ci réew mi kenn du fàtte jëf ju rëy joojee nga xamante ni moom xalif général des Mourides defoon na ko contribution gu am solo googu mu def à hauteur de 200 millions de francs CFA kon fileeg ci kanam rek incha allahu rabbi daañu tàmbali conférence bii nga xamante ni ab déclaration gu am solo la ci wàllu xeex mbas mi. Donc maa ngi noonu di nuyonteeg Mor Dagg Sylla Mor Dagg nga xam ne fii ci kanam rek incha allahu rabbi moom mii nekk ci cellule de communication bi Serigne Mbacké Faye représentant du khalife général des Mourides voilà fii ci kanam rek ñu tàmbali moom la ma Mor Dagg di wax daanaka yegsi nañ voilà jëwriñ yegsi na moom Mbacké Faye kon fii ci kanam incha allahu rabbi rek nu jublu ci li nga xamante ni moom moo nu fi dajale mooy déclaration gu am solo gi mu war a def moom Mbacké Faye nekk le représentant du khalife général des Mourides Serigne Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ngir xeexu mbas bi nga xam ne dañ ci nar a jël ay mesures yi am solo. waaw fii léegi ñuy tàmbale rek Hadj Malick Seck sunu papa sunu kilifa ca Sénégal moom it mi ngi dend ak nun Hadj Malick deuxième vague mbas mi yegg si na ci réew mi ni Serigne Mouhamadul Mountakha ñu koy ñaanal loolu mu yàgg fi te wér jàllale woon kàddu yi am solo ngir mesures yi par rapport ak ni ñuy xeexe mbas mi. tey représentant am ci Ndakaaru muy Mbacké Faye moom it war a def déclaration ci xeexu mbas mi alors tey naka nga nar a gisee jotaay wi ni mu nar a mel ak kàddu yi nga xamante ne nar nañ ko ci jàllale mu di ak soññe Hadj Malick. waaw li nga xamante ne nii mooy mbas mi li ak li nga xamante ni noonu la fi sëñ Mountakha di xalif général des Mourides defoon ci tàmbali feebar bi jëloon ay moyens yu takku jàppale ci jox ko nguur gi te boobu ba léegi tam mi ngi nekk ci ay disposition wu fexe ba feebar bi génn fi ci ay wàcce kaamil ci ay ñaan ci ay distribution de masque ak yeneen action yoo xamante ni dafay rek di wax ci ni wala boog jëm ci fexe ba feebar bi dëdduñu yàlla na ko yàlla def ci barke alxuraan yi nga xamante ni fan yi ñu génn waxoon na ko ne pour ñu wàcce ko yàlla na ko fa yàlla jëlee ci barke takku ak dugg ak façade bi nga xamante ni am na ko ci mu génn ci réew mi. yàlla na ko yàlla def
ci barke alxuraan bi nga xamante ne nii yàgg nañ ko jàngal ba pare mu joxe ci ay ndigal ñu def ko. rawatina ci bërëb bu sell gi ñu nekk. xam nga moom il a été toujours au devant de la scène pour xeex feebar bi. donc tey jii nii bu fekkee ni son représentant ci région de Ndakaaru woote na conférence de presse te mu jëm ci wàllu mbas bi kon mu am na yeneen mesures yoo xam ne jël na ko bëgg ko jotale waa Ndakaaru parce que bu fekkee ni nguur gi dafa ni Ndakaaru dafay def ko wër fa def fi ay mesures de restriction ne Thiès dafa am tam la mu fay def loolu yëpp soo ko déggee mooy am na loo xam te ni moom seex bi sëñ Mountakha réeréwu ci ak nguur gi donc boo demee tey jii mu ni son représentant bi nekk Ndakaaru dafa am yóbbante bu mu ko war a jox askan wi kon xam naa ni c'est relatif ak loolu nga xam te ni moo xewoon fii ci ginnaaw. waaw logiquement Hadj Malick logiquement ndax it moom dara du ci war ak bëgg-bëggu sëriñ Mouhamadul Mountakha. kon ci kanam incha allahu rabbi daanaka ñoom ñi war a jël kàddu ci njiital mbàkk yu fay yegsi nañ ba noppi. ñu fàttali déclaration de presse la nar a doon ci mesures yi nga xamante ni jël nañ ko ci xeexu mbas mi. Waaleykum salaam. son test waaw son Ibra sa waa ji teyul dara saram nday bii nit
Saya sih duma
Haj Malick mu mel ni dañuy delluwaat xaw a commenter tuuti rek balaa Serigne Mbackiyou Faye représentant xalif général des Mourides fii ci Ndakaaru di jël kàddu nga xam ne tey bërëb gi ñu nekk nii di Massalikul Jinaan tubaab naan ko les itinéraires du paradis bërëb gii tey réalisation am la ndax bu ma ko tuddee rek mel na ni course goo xam ne dama téye benn per mu teewaale yeneen per yëpp ndax moom moo yore kàddu xalif général des Mourides fii ci Ndakaaru di tànkam di bëtam di léppam tey moo fas yéene jël kàddu ci xeexu mbas mi ndax deuxième vague bi dugg si na ak ay gàllankooram ku tudd mbas mi nag gis ci bi mu yegsee Sénégal rek xewal gu am solo googu Serigne Mouhamadou Mountakha xalif général des Mourides yëkkati woon jàppale ko xeex bi mu toll ci 200 millions yàlla dogal mbir yi xaw a noonu wàññeeku gu am doole sax ndax on a passé un grand magal de Touba goo xamante ni wax dëgg fa yàlla tey ça reste historique ak 0 cas waaye feebar bi bay tey ndakate jugu fi ba deuxième vague bi ñëw na commencé def ay gàllankoor yàggul dara xalif général des Mourides Serigne Mouhamadou Mountakha mi nuy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér jëloon na kàddu am ay digle yi mu ci jàllale ba sax yenn cérémonie religieuse yi ci bëri am na luñ ci waxoon ci wàllu yu ñuy sàmmonte am ñoo xam ne sax nee nañ dañ ko annulé ndakaaru nag mbir mi xaw na fi lëmbe lool nga xamante ni tey jii nag moom Mbackiyou Faye fas yéene jàkkaarloog taskatu xibaar yi jàllale message mu di déclaration goo xam ne war na ko def sànq yaa ngi yëkkati kàddu yi am solo jëmale ko ci moom waaye jëmale ko ci xeexu mbas mi fii ñu nekk di grande mosquée Massalikul Jinaan bi di bërëbu ijaaba bërëbu ñaan gu nangu xanaa rek dañuy gën a dolli ñaan ci ñaan yi nga xamante ni tey sunu kilifa diine rawatina Serigne Touba nga xam ne bind na xasida gu am solo Haj Malick bu ñuy wax matlabu shifaa yi la recherche du remède nga xamante ne nii ñaan goo xalaat rek ñaan na ko ci ndax moom ci boppam ay jamono xaw naa jagati ba mu sore lool waaye nee na ci mbaaxum yàlla ak soppem di Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla defal ko ci wér ndax moom mooy docteur am moom mooy médecin kon Haj Malick nu bàyyi la nga commenté tuuti rek message gi nga xamante ni tey jii nii nar na ko adressé askan wi waaye rawatina nee nañ thème bi du dara lu dul mesures yi ñu war a jël ngir repousser feebar gii di Covid 19. waaw yaa Moussa xam nga sànq da nga wax ni daje nañ ci gàmmu gi ci màggal gi. ak 0 cas. mais dañuy xaw a relativité rek. maanaam yaakaar nañu ni nañu foogee woon ni bu màggal amee cas yi dinañ gën a yokk. dafa mel ni loolu 15 jours wala boog 21 jours après màggal gi loolu ñu fi doon tiit boog dégguñu docteur yi wax ko. waaw comme que docteur yi ñooy wax nombre d'infection yi dégguñu benn yoon bu ñu waxee ni loolu am na waaw. beneen xëy na loolu tam dañ koy wax tam pour dégager ñun tam suñu responsabilité ci loolu parce que du suñu cër moo nekkoon ni ñu déglu docteur yi rek lu ñu ne nii la demee ñu jàpp ne noonu la demee donc parce que rassemblement boobu tiitoon nañ ko trop ba ci tabaski bi tam la ministre tam ragaloon na ci ne bu ñiy dem tabaski bu ñu demee ba dikk yëf yi dina gën a yokk te itam ni ko ministre bi ragalee woon ba dikk ba doon ko wax it noonu la demee après tabaski ñi dem tabaski bu ñu dellusee après 15 jours wala boog 21 jours wala boog weer seetlu nañu ni cas yi dafa gën a yokk suñu borom dafal ñu sutura ñuy xeex ak mbir mi di xeex ak mbir mi ba ci xëy na ci mois de novembre décembre daan nañu am nombre de cas yoo xam ni dem nañu ba yaakaar ni yëf yi jeex na tàkk waaye nag yëf yi wëlbatiku daal di soppeeku mel neneen ba léegi li ñuy am ci Sénégal ci nombre de morts yi bari na lool ba nga xamante ni nii léegi mënatuñu génn bis boo xam ni li gën a néew ci nit ñi nekkul juróomi nit yu wàññeeku waaw donc te 5 morts benn sax dafa 10 asama ak 5 donc yal na suñu borom suturaal ñu yal na suñu borom musal ñu yal na suñu borom muccal ñu ci feebar bi waaye tey jii rencontre bi nga xam moo ñu fi dajale
di jëwriñ Mbàkke yu fay bi nga xam te ni mooy représentant xalifa général des Mourides Sëñ Mountakha ñu am yaakaar ci ni tey jii conférence de presse bi moroo waxtaan ak waa Ndakaaru ndaxte Ndakaaru la ko sëñ bi dénk sëñ bi moo ko fi teg mu di kàddoom fii ci Ndakaaru muy représentant donc bu naree wax ci mbas mi ñu gëm ni sëriñ bi yëf yi ñor na ko lool ndax waxoon naa ko sànq yi ni bi feebar bi tàmbalee ba gouvernement bi naan dañoo soxla nangami xaalis bokk na ci ñi njëkk a dugal seen loxo ci poche génne teg ci kaw taabal ji muy 200 millions temps yi ci ginnaaw bi ñu naan mbas bi gën na grave mi ngi dellu si génne na Touba joxe fa ay dog def déclaration ne nañu wàccee nañu jàng alxuraanul karim ci jàq yi ak ci bépp place bu sell rek nañ fa jàng alxuraan tudd suñu borom di def ak zikr parce que jullit loolu kese la am jullit ngànnaayam mooy ñaan donc alhamdulilah ba suñu borom bu ñu may ay kilifa yi nga xam te ni am nañu dégg-dégg boobu am nañu xel mi am nañu xalaat bu sori boo xam ni dinañ mën di xalaat loo xam te ni nii ak seegul wala ñu ko njot ba dañu orienté diñu wax place yu baax yi diñu wax place yu ñaan yi donc bu ñu amee mag ñu mel noonu dañuy sant yàlla tey ñaan ñoom suñu borom bàyyi leen fi ba ci kanam incha allah xam nga nag mbakk yu confiance bii mu am nii ci conférence bi nga xam te moom la xalifa général am ci moom jógewul ci xalifa général kese ndaxte depuis Sëñ Saliou ba tey ku fi toog rek am nga ci moom confiance ba ci jumaa yi ñu ko dénk fii ci Ndakaaru Njaay donc bu wootee tey rek ñu xam ne tey xalif woote na te doyewuñu dara dul farata te loolu dañuy xaar ci moom tuuti ci kanam. kon jërëjëf Hadj Malick ci kàddu yi am solo yooyu nga yëkkati maa ngi ak suma papa ku ñëpp min ci liggéey Serigne Touba Serigne Modou Mbaye Samb fileeg ci kanam sa mbokk sa xarit Serigne Mbacké Faye représentant xalif général des Mourides ci Dakar war a def déclaration ñu ne ci mesures yi ñuy jël ci wàllu xeexu mbas mi kon nu bàyyi la kàddu gi rek papa nga am yi nga ñu leeralal rek ci li nga xamante ni tey jii ni nar nañ ko fi waxtaan waaye rawatina tey jii ni taxawaay gi nga xamante ni tey jii ni Serigne Mouhamadou Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg loolu te wér jël na ko te ñëpp gis ko depuis ca 200 millions ba muy dox di wéy ba tey jii nii génnewul loxoom ci lii di xeexu mbas mi fii ci réew mi. mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen ziar ci barab bu tedd bi ñu bokk daje muy Masaalikul Jinaan ni nga ko waxee rek noonu la muy mesures yi nga xamante ni sëriñ bi keroog bi mbas mi tàmbaleeg léegi daa boole wax ak jëf wane ni nga xamante ni noonu la war a mel ci lépp loo xamante ni jëm na ci mesure barrières yi takk masque yi ak gel yi ak distance yi loolu lépp sëriñ bi moo ci joxe un très bon exemple jël alalam it def ci boobaak léegi nag fii ci Masaalikul Jinaan jëwriñ moom jël na toutes les mesures préparatoires pour mën a waajal loolu nga xamante ni mooy mesure barrières yi pour la prière de vendredi avant la prière pendant et après léegi nag kon buñ fi dajawaatee ñu dem nag ba nga xamante ni nag mbas mi jëlaat na yeneen élan war a mën a tax nag sëriñ bi génnewaat kàddoom kon dana presse parlée wa presse écrite wa presse visuelle pour mën a wax ak ñoom ci lépp loo xamante ni ay disposition la yuñ jël ci wàllu mbas mi donc fii nag ci Masaalikul Jinaan lépp loo xamante ni dem na ci masque yi dem na ci gel yi dem na ci distance yi bu ngeen duggee ci biir jumaa ji distance yëpp jël nañ ko matérialiser ko ba ku dikk xam nga fi nga war a taxaw donc avant la prière c'est ça pendant la prière c'est ça et après la prière c'est ça suñu paree nag ñëpp dem kon nag taalibe yi nag da ngeen a war a xam ni mesure barrière c'est la santé mooy li nga xamante ni waa kër docteur yi ñoo ko jël ndax yàlla bu ne huwa l-awwalu wal aaxiru wa zaahiru wa baatinu wa bi kulli shay'in amin léegi nag saayiru mooy lépp loo xamante ni santé bi da koo xam war ko mën a digle ñu war ko mën a jëfe loolu en tant que doomu aadama rek war nañ cee appuyer mesure bi ci des nag mooy mesure bambéenne mooy sëriñ bi ci boppam taxaw nga gis ko mu takk masque fab kaalaam tekki ñàkk ci alalam ñun taalibe yi amuñu droit di dem te takk ñun masque yi nag dana la dimbali ci ñaar poussière ak polio bi
pollution bi bari na poussière bi bari na bu dul woon lii sax takk masque beneen mbir la ci la lay mën a jàppale kon ku fu mu tëdd ku ko wétali ubal bu tibb leen boole man lancé nag un appel solennel ci bépp taal bi nga annoncé ñu ñëw moom Serigne Mbackiyou Faye rek waaw annoncé ñu ko rek daal bu mu agsi kon baax na kon mbokk internet yi sunu papa Serigne Modou Mbaye Samb moo doon yëkkati kàddu di indi ay leeral ci jotaay wi nga xam ne tey nar na fi am kon ñu fàttali leen ni moom Mbackiyou Faye yegg si na fileeg ci kanam rek incha allahu rabbi mu war a waxtaan ak askan wi ci déclaration gi mu fas yéene def ci xeexu mbas mi. Voilà. lan la noonu non man rek man maay wax waaw man rek boo ubbil la rek ñu mën a déglu la nga mën a jot li kàddu yi nga xamante ne yaa ngi koy jot li jóge ci sëriñ bi jaar ci yow war a jëm ci biir taalibe bi nekk Ndakaaru rek daal lay jox wala waaw seen image courant d'air très grand courant d'air ubbi seen image ne ñoom techniquement seen image day kii quoi foog ñu lay nee seen image day reflété fat ci fii kon ñu tëj poste bële kon nañ ubbi benn kon tëj bële tegeel bële tëj bële delloo moom gaaw Mor, on commence là. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen wax nag ñi ñoo ngi daje fii tey ci Masaalikul Jinaan ci jumaay Serigne Touba war a déglu ndigal li nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo ci jëwriñ Alhaji Mbackiyou Faye mi fi toogal Serigne Touba ci Ndakaaru ak li ko wër ma bëgg nag ñun ñëpp ñu bokk déglu ko di nuyu nag tey sant bu baax waa presse bi ndax presse parlée ñi ngi fi presse écrite ñi ngi fi presse visuelle ñi ngi fi ki nga xamante ni moo yor kàddu sëriñ bi ci Ndakaaru ak li ko wër ñun ñëpp nañu maase déglu ko ba li nga xamante ni ay ndigal la mu mën na ko jottali ñun ñëpp ñu bokk jëfe ko jërë ngeen jëf bisimilah. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñoo ngi leen di ku ci nekk di la nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen sant ci wuy si bi ngeen ñu wuy si fii ci Masaalikul Jinaan
ñu di leen jottali ay ndigal yoo xam ni ñoo bawoo ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides mi nga xam ni moo nekk ci bopp yoonu Mouride nekkal fi Serigne Touba ñuy ñaan yàlla yàlla na ko fi sa borom yàggal wéral ko ba li mu bëgg a def lépp liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko ci ni mu ko bëggee te ñu ànd ak moom ñuy gërëm bu baax njabootu Serigne Touba gépp di leen ñaanal ñu yàgg fi te mu ànd ak wér. woote bi nag comme ni ngeen ko gisee fan yi ak xew-xew yi nga xam ni moom la ñu jànkanteel ci réew mi muy feebar bi nga xam ne bii depuis daaw ba léegi mi ngi wër àddina bi nekk loo xam ne lii du lu ñu beral Sénégal rekk àddina bépp la wër waaye kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi bu ñuy wax waa réew mi la ñuy waxal muy waa Sénégal rawatina ki nga xam ni moo nekk ci bopp yoon wi nga xam ni moom la ñuy déglu ay ndigalam ak i tereem muy Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. ngeen dégg gis tamit bi nga xamee ni bii nattu bi nga xam ni moo dal àddina bi yëpp muy pandémie bi di Covid-19 ba mu tàmbalee ci 2019 taxawaay yi nga xam ni yëpp taxaw na ko ci muy taxawaay yu mat sëkk nekk ci côté état bi nekk ci côté askan wi nekk ci côté wetu taalibe yi jàppale leen jàppale gu mat sëkk ci li nga xam ne lii mooy ay ndimbal li ñu mën a gis muy ndimbal yu am solo ñu gis na nga xamee ni bii ba mu tàmbalee moom la def jël ndimbal lu am solo joxe ko boole ci tamit ay ndigal yoo xam ni yii képp koo xam ni kii da ngay déglu ndigalam nga tënku ci mu joxe ay ndigal yoo xam ni ba ñu ko sàmmoo ak moom gis nañu tamit njariñ la nga xam ne lii am na ko ba loolu moo ñu may ci kàttanu suñu boroom ak ndimbalu Serigne Touba ba màggal gi ñëwee ñu màggal ko ci jàmm ak salaam te ku nekk gis na ni màggal gi ni nga xamee ni bii noom la ñu san boroom dimbalee ba mu jàll ak jàmm te amul benn tolof-tolof bu jógee ci wàllu woowule ñu gis tamit ni ci période màggal gi mu woote bi mu wootee laaj nangami million ci ay masque ñu ni juróomi million ay nit dinañu ñëw màggal si Touba taalibe yeeg jullit yeeg ak bonne volonté yépp ku ci ne jël ab lim bu takku yónnee ko Touba jox ko pour ñu mën ko distribuer pèlerins yi yemul ca loola dafa jëlaat lu toll noonu ci ay masque tas ko ci réew mi ba nga xamee ni bii képp ku daan ñëw jógee moo xam barab boo mën a jóge ci réew mi dangaa yóbbaale sa masque boo xam ne bii sëriñ bi moo ñu jox ndigal ni ñi nga xamee ni bii ñoo féetewoo ca gox booba nañu fexe ba ñuy ñëw ñu jox leen ay masque ñu indaale ko ba Masaalikul Jinaan mii yónnee na fi woon ay junni téeméeri junni masque daanaka jege na ko ba nga xamee ni bii joxe nañ ko ñi nga xam ne yitte woon nañ ko yépp yàlla defal ñu sutura bu rëy nit ñi jëfe ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane te santaaneem juuyoowul ak li nga xam ne lii mooy ñi ñu seqal réew mi muy autorité yi nga xam ne mooy autorité yi politique te bopp autorité bi le président de la république Macky Sall nekk ci ngeen dégg message am yoo xam ni def na ko ay yoon loo xam ni jubluwu ci dara lu dul lu aar réew mi aar askan wi loola nag moom la sëriñ bi yeesalaat ngeen dégg fan yii ni nga xamee ni bii def na ko fële ca Touba daal di joxe ndigal képp koo xam ne yaa ngi wéye ndigal ngay sol masque yi ba pare li nga xam ne moom la ñuy sàmmook moom muy les mesures barrières tamit nga sàmmook moom sa kemtalaay kàttan ndaxte loolu buñ koy wax kenn waruñu cee jëkk ndaxte ku la ni moytul daanaka dafa bëgg nga mucc nag yàlla boo ko yor yàlla mooy ki nga xam ni kii ku mu bëgg nga mucc di nga mucc waaye yàlla tamit moo digle ni ñi nga xam ne ñii dañoo am xam-xam te mu wax leen ci alquran tudde leen ñi nga xam ni mooy boroom xam-xam yi
ulul albaab yooyu boo déggee ñu koy wax mooy ñi nga xam ni jàng nañu xam nañu ba pare seen xam-xam màcc na ci lu demee ni maanaam mbirum paj bu fekkee ni dañu ni nañ sàmmoo ak i ndigal nañ aw fii ñun ñëpp bu fekkee ni bii juyowul ak li ñu diine sant dañ coo war a ànd te it sëriñ bi loolu la bëgg rek na mu ko digalee fële ca Touba digle ko tamit ca jumaa ja nga xam ne bii mooy suñu jumaa ju mag jooju nga xam ne fa la suñu yaakaar nekk Cheikhul Khadim Khadim Rasoul lay atte Touba mooy atte fii ci Masalikul Jinaan di atte ci tamit fii nga xam ne fii dafa maa jël teg ma ci kanamu taalibe yi ñu àndandoo di liggéeyal sëriñ bi muy ndax maanaam dun bi nga xam ne moom la ñu tuddee région de Dakar ñu bëgg a def appel fépp foo xam ni kaddu sëriñ bi moo fa jub ak képp koo xam ni kii fa nga nekk sëriñ bi nga fa nekkal ak képp koo xam ni kii yaa ngi wuyoo ci turu yoonu murit sëriñ bi mi ngi lay digal ni mesure yooyu nga xam ni état bi édicté na ko muy fépp foo xam ni dafay jàkk wala muy juma wala ñu fay dajaloo te dajaloo bi nga xam ne bii war a nekk dajaloo bu yem ci ni ko état bi édicté mi ngi sant mesure barrière yooyu ñu def ko mooy ku fi ñëw di julli si wala ngay dem di julli ji ca barab yooyu na nga sol sa masque boo ñëwee tamit boo mënee àndaale sa gel nga indi def ci sa poos di ko raxas say loxo boo ko amul mi ngi digle ña nga xam ne ñii ñoo ŋànk jàkka ya wala ñoo fa nekkal sëriñ bi ñu fexe def organisation bi ñu defoon daaw bi lii amee ba nga xamee ni bii kuy dugg ci jàkka ya na nga sol masque ba pare na ngay raxas say loxo moo xam ni dañ koy raxas ak saabu wala dañ koy raxas ak gel bu ko defee bu ñu duggee tamit ci biir barab ba nga xam ni fa la ñu nekk di jullee ñu mën a fexe ba tamit distanciation boobu nga xam ne bii defoon nañ ko ñu dellu ca mën a bàyyi ay diggante ci diggante sàppe yi muy diggante yoo xam ne yi nit ñi di bañ a jondon santeeg ak di laalante loolu daal mooy li nga xam ni jàpp nañ ki bañ ko defee gis nañu résultat yi léegi dañoo bëgg tamit ñu dellu ci ndaxte deuxième vague bi nga xam ne bii ñaareelu vague bi ñëw na yàlla na ci ñépp ñun ñëpp yàlla nañ ci mucc ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke xaadim rasul waaye ñu tënku ci li nga xam ne lii mooy li sëriñ bi digle bu ko defee buñ ci tënkoo ak li nga xam ne lii mooy li autorité yi nga xam ne ji ñoo yor état bi digle bu ko defee yàlla dinañu mën a dimbali ba beneen maanaam période am ni ko état bi expliqué nga xam ne loolu seen mbir la muy maanaam ay vaccination ak yeneen yoo xam ne ay programme loo xam ne programme état bi waaye ñun li ñu war mooy liñ ñu digal ñu di ko def bëgg nañu fii ci Masalikul Jinaan nga xam ne mooy barab bi nga xam ne mooy barab bi gën a rëy ci Ndakaaru tey recevoir ay nit ku fiy ñëw ku ne na nga indi sa masque boo amul masque na nga ñëw def nañ fi comité boo xam ne bii ku amul masque te bëgg a dugg ci jàkka ji dinañ la ko jox parce que biir enceinte bi kenn du fi dugg te doo sol masque benn ñaareel bi tamit gis ngeen booba ba léegi buntu boo xam ne bii nit dina fa jaare ba dugg ci biir jumaa ji wala ci ëtt bi teg nañ fa ay nit teg nañ fa ndox teg nañ fa saabu teg nañ fa eau de javel teg nañ fa tamit koo xam ne yor na gel boo xam ne boo tàllalee sa loxo mu defal la ci en quantité nga mën a raxas say yoxo bu ko defee mën a dugg ci biir ñi nga xam ne ñoo yor tamit organisation bi ni ñuy jullee ci jumaa ji dinañu def nañ nga xamee ni boo noonu lañ ko defee woon muy am distanciation minimum 1 mètre diggante nit ku nekk ak ka nga xam ni kii moom nga war a dendal loolu lañ ci jublu mooy tënku ci ndigal nag ku ci jublu ku ci tënk ku ne na nga jàpp ni di nga mucc ndaxte ñun ku ne xam na ni li sëriñ bi wax la ñuy def kon ma ciy woo sama bopp di ci woo mbooleem jullit di ci woo mbooleem taalibe ak fépp foo xam ne fii ndigalu sëriñ bi ma nga fay dem ñu fay jëfe ni lii mooy li nga xam ne lii moom la ñu bëgg ñun ñëpp ñu àndandoo mànkoo ci ba pare def ko tey ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëw ko te moo sañ lu nekk mu teggal ñu lii nga xam ne aw tiis la teggi ko te mu bañ fee ñëwati bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb Serigne Touba ñu ciy félicité tamit di ci encouragé ñi nga xam ne ñoom la yàlla jël mbir mi teg ko ci seen kanam muy les autorités politiques ca président de la République Macky Sall jiitu ci ak ñi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur ñi nga xam ne ñoom ñoo yor lii xam ni li ñu bëgg du dara lu dul lu ñu muccal ki bëgg nag li nga xam ne lii dafa bëgg nga mucc wax dëgg yàlla fu mu la woo fu ne
war nga ko faa wuyu ndax nga yombal ko la nga xam ne lii mooy ab liggéeyam te liggéey bi du dara lu un travail scientifique ay nit a ko gëstu doon ay borom xam-xam doon ay docteur buñ ñu waxee nañu aw fii la ñu war a def rek mooy nañu aw fii te ki ñu yaakaar muy sëriñ bi loolu la bëgg ñu tënku ci loolu lii daal moo doon waxtu wi moo doon communiqué bi nga xam ne bii moom laa bëggoon ñun ñëpp ñu partagé ko di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéenay taskatu xabaar yi nga xam ni boo leen ko tasaaree dina tas tey ñaan yàlla nañu yàlla yokk dimbal tey ñaan yàlla lii nga xam ne bii mooy jàqare di nattu sans borom teg ko ci àddina bi yàlla na ko yàlla teggi yàlla mën na ko sañ na ko yàlla nañu ko defal bi jaayi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Merci, chers amis, chers journalistes, chers amis de la presse. Comme nous l'avons dit tantôt en langue nationale, cet appel est simplement pour objet de vous transmettre les recommandations qui émanent du khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha des Mourides, sur l'évolution de la situation que nous vivons tous, qui est liée à la pandémie de la Covid-19 et qui aujourd'hui est dans sa deuxième vague de propagation. Alors, comme vous l'avez entendu cette semaine, au niveau de Touba, il a donné des recommandations par rapport à la tenue que nous devons avoir lors des prières à la grande mosquée de Touba. D'abord sur les mesures barrières que nous connaissons déjà tous, qui est le port obligatoire du masque, qui est le lavage des mains avec du savon et de l'eau, ou bien des gels hydroalcooliques, et de la distanciation lors des séances de prière dans les mosquées. Vous savez, depuis l'année dernière, quand nous avons connu cette pandémie, le marabout avait donné les mêmes recommandations qui, en quelque sorte, épousent les contours des recommandations édictées par les autorités de l'État. Les autorités de l'État, vous avez vu l'année dernière, avec l'état d'urgence, le président de la République a reçu pratiquement tous les responsables de tous les secteurs du pays, a échangé avec eux pour qu'ensemble, nous puissions lutter ensemble et faire face à cette pandémie. Nous avons eu des résultats qui étaient des résultats extraordinaires, probants, et que même le Sénégal était cité en exemple un peu partout, et en Afrique au sud du Sahara, pour avoir maîtrisé la propension de ce virus de Covid-19. Mais il y a eu, comme vous le savez, un relâchement. Et ce relâchement a produit les effets que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela, le marabout, qui avait dès le début de la pandémie contribué sous toutes les formes à aider l'État et les populations, à aider les couches les plus démunies même du Sénégal, avec la dotation de denrées alimentaires, une enveloppe consistante pour aider les personnes qui sont habilitées à gérer cette pandémie. Et les résultats, nous les avons tous vus, ce qui nous a permis
d'organiser le Magal de Touba avec vraiment 0 cas. Le Magal de Touba, l'appel du marabout a été entendu. Les Sénégalais ont répondu massivement aux directives de l'État et nous avons même pensé que la pandémie était en train de disparaître à jamais. Mais avec le relâchement qu'il y a eu un peu partout, il y a eu un autre regain, une deuxième vague qui est en train de faire beaucoup de dégâts. Et d'aucuns disent que la deuxième vague, d'ailleurs, elle est encore beaucoup plus meurtrière que la première vague. Pour ne pas tomber dans ce piège-là, le marabout nous a instruit de dire à tous les talibés, ici à Dakar et dans les environs de la région de Dakar, de encore se conformer aux directives qui ont été données par les autorités du pays. Les autorités sanitaires ont demandé une meilleure vigilance par rapport d'abord à ces gestes-là, au port de masque, par rapport à la distanciation et par rapport aussi au lavage des mains. C'est ce que nous voulons transmettre aujourd'hui pour tous ceux qui répondent de l'autorité de la communauté mouride de se conformer à ces exigences. Ici à Massalikul Jinan et dans tous les autres lieux de prière, que chacun doit se prémunir avant de venir dans ces lieux, d'avoir un masque ou de le demander, de se laver les mains et aussi à l'intérieur des salles de prière d'observer une certaine distance d'au moins 1 mètre pour que quand même nous puissions respecter l'ensemble de ces gestes qui sont édictés par les autorités. Voilà en quelque sorte l'objet de cet appel et nous interpellons tout le monde pour que nous puissions, dans une union vraiment concertée, vaincre cette pandémie qui commence vraiment à faire énormément de dégâts dans le pays et dans la sous-région. Donc c'était l'appel que je voulais transmettre et je remercie tout le monde et nous prions pour que Dieu, dans sa miséricorde infinie, qu'il puisse assister les populations de ce monde qui sont aujourd'hui dans un désarroi total. Et espérons qu'avec l'arrivée des vaccins, que nous puissions peut-être vraiment dépasser ces périodes qui sont des périodes très dures pour tout le monde et que nous commencions à revivre comme nous avons eu l'habitude de le faire dans le passé. Donc voilà, c'était ces quelques mots que je voulais transmettre et je vous remercie. Merci beaucoup. Le message est clair et précis. L'appel est solennel. En tout cas, port de masque obligatoire au niveau de la grande mosquée de Massalikul Jinan. Tel est le message qui est partagé par le représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, qui était face aux journalistes, face à la presse. mu di ay kàddu yu am solo yoo xam ne moom la doon jàllale fii ci Massalikul Jinaan nga xamante ne nii li nu mën a tënk ci kàddu yi mooy port de masque obligatoire, lavage des mains, distanciation sociale bi tamit dañ koy maintenir waaye tamit sàmmonteeg bu baax li nga xamante ni moom la ñuy digle ci xeexu mbas mi. donc ci tënk rek loolu la ñu fi jàpp muy message gu am solo goo nga xam ne mbokk yi fay jàllale na ko fii ci mosquée Massalikul Jinaan ci mesures yu ñu war a jël ci xeexu mbas mi di ko fàttali mbokk taalibe yi di ko fàttali kilifa yi di ko fàttali sunu mbokk taskatu xibaar yi. deuxième vague bi ñëw na nag te ànd ak ay gàllankooram ba tax na faaw nu farlu faaw nu dëgëral daal wasalaam. jaajëf. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. barxaan ñeen. yow di nga am loo nekk. ci moom ci loo nekk. seet na. bro mu demee. Seydina.